papa wala maam bu Sidi Lamine Niass daan wax da nga naan ko noppil fii waroo fee wax sa ay maga fi nekk mu nangul la ko ndax sa xam-xam bu bëri bis bi ma déggee nga ni Laxdari yu fascicule la ci la remettre en question sama mbooleem xam-xam bi ma mës a dégg ndax Laxdari yu bonut waaye dafay tegtale ay mbir yu bëri ci islam wala ci àdduna bokk mën nga matale sa faradal ay ni ak sa faradal kiifaay ndax ku xool sa àdduna xam ne jekk nga ci tëdd nga ci te njortu rafet na ci sa ëllëg yàlla na ko yàlla def mais man dama bëgg a xam pourquoi géeju xam-xam bi nga nekk yépp nga bëgg a ñaare réduire sa connaissance yépp ci waxu sexe te nga mën ñoo jariñ leneen maam ndax man leer na ma ni comme yàlla nee na lépp a ngi ci alxuraan war na noo mën a xam naka la ñuy def ba fusée départ ci Terre dem ba Mars wala ba Jupiter ça a été peut-être prévu dans l'islam quelle est l'autre face cachée de l'islam bu weesoog bi ñuy wax nii la ñuy jàppee nii la ñuy jullee nii la ñuy sangoo faratak yooyu am na beneen xam-xam bu làqu ci l'islam te leer nañu ne xam nga ko am nañ ci njort bu rafet bokk mais pourquoi à chaque fois maam Ahmed Khalifa bu ñu la déggee ngay wax rek waxu sexe la est-ce que c'est pour le buzz est-ce que c'est les plateaux qui t'imposent ça man mii nekk ci plateau yi des fois ñu attaqué ma ne waaye yéen ñi yéen a koy invité di ko wax lu yooyu te je sais que personne ne dit ça est-ce que c'est juste pour attirer l'attention des gens si vous voulez attirer l'attention des gens sachez que vous avez l'attention de tous les Sénégalais j'aimerais vraiment savoir pourquoi vous avez axé votre éducation islamique en général sur ces genres de choses qui s'appellent le sexe. Merci beaucoup mu nekkoon ndogu ak Pape Sidi Fall ak ki nga xam ne moom mooy Bara docteur mu am laaj bu mu yëkkati bu fekkee laaj bi dégg nga ko ma bàyyi la rek nga tontu ci. waaw maanaam loolu ñuy wax bi ngi ci centre alxuraan wax yàlla li mu njëkkee dafa ne dama leen jël génne leen ci diggante góor ak jigéen base vie bi ci foofu la tàmbali ñun ñëpp ay triangle lañ triangle bi baay ndey doom ku ne nag booy dox rek imagine ñaari ñi sa gannaaw ak yow yéen a bokk nekk triangle boobu léegi nag triangle boobu ci la yàlla di sant nit ñi ak di leen tere c'est vrai que le sexe est au centre du monde au centre de l'humanité am bi mu am solo da nga gis doom boo xam ne dugg na diggante góor ak jigéen bii bu doon dafa juddu diggante góor gu jigéen bële leneen lay doon moo xam en meilleur moo xam en pire looloo tax alxuraan sujet central bi ci ne mooy sëy deuxième saar bi gën a gudd ci alxuraan saaru sëy la nisa jigéen te wax na fa lépp seen kii au quotidien bu ñu jotee bu ñu amee scène de ménage bu doo dem na ba ne la doom ji yow yaa ko war a nourrir même bu dee yaay milliardaire la na ko nàmpal nga fay ko njëgu nàmpal waaw donc te itam moom rek mooy religion boo xam ne doom ji juddu dafa war a am sant te borom sant woo moom lay doon fii au Sénégal dañuy wax partout ne doom yoo xam ne takkuñu yaayam ca jàkka ja en quelque sorte doomi araam la lu doon te ñun ñu xam lu weddi loola parce que l'islam li muy bañ xale bi nga xam ne amul doole mënul jóg taxaw mënul utal boobu lu mu lekk mënul utal lu mu naan mu am koo xam ne ci kooku lay aju affaire bi kurus la per bu ci ne rek per bu ci ne buñ fekk ñi ngi ànd rek kurus am bu benn daggee rek yëpp daanu fekk fii xam nga ñoom dañoo wax ne ku ci takkul yaay ma indi ay exemple yoo xam ne kenn mënu ko weddi te mooy ci misaal la femme violée jigéen ju violée bu dee yeneen diine yi dañ leen moom jëkkër ji moo ko moom nangam ak nangam fekk c'est pas vrai pourtant loolu ñu ngi koy jàngale fi ci daara yi shibu lañ koy wax shibu en réalité dañoo yàq baat bi du shibu shabahu nikah la lu mel ni ab sëy
jigéen jooju ñu violé jëkkëram nekk à l'étranger mu jëlee ca ëmb ba leen ko laajee ñu ne la doom moo ko moom ndax alxayri ji mu ngi ci biir c'est pas vrai c'est pas vrai doom ji day doon ki siif ndeyam le violeur même ñoom dañuy daal ne déedéet loolu war a am parce que moom kooku bu doon réew islam dañuy dagg dañ koy rey même buñ koy rey it jur na doom ba pare doomam bu bàyyi alal kookoo koy doon xanaa kooku mën nañoo ne takk nañ leen waaye takkaluñ ko ki mu jural doom te loolu mooy atteet aussi jaawale ñëw ci dugg ci néeg bi keneen foog ne kenn ne foog leneen mu ñëw tëdd fekk fi jabar loolu yëpp téere bi daf koo bind mais am na ñoo xam ne dañ jël benn baat rek tëdd ca nelaw ca baat bi moom la naa kuñ takkul jabaram ci man ma indi leen lu gën a radical loolu ne leen jàkk sax lu takkukaayu jabar jàkk yooyu noonu waaw man am naa benn question mooy ci doom bi nga xamante ne dafa juddu ci hors les liens du mariage indi nga ay conditions teg ko comme par exemple une femme qui a été violée mais bi nga xamante ne dafa am ñaari célibataires yoo xamante ne ku góor la ak ku jigéen ñu daal di am ñoom ñaar doom si kaw loolu lan la si l'islam wax waaw kenn forcé wu leen kenn violé loolu lan la ci diine bi wax dama expliqué ko même table ji ngeen yore ñeenti tànk la yor ñeenti tànk la yor mais mën nañ fi def beneen cadre boo xam ne moo ko sut day yokk taabal ji te du tax seetu bi yokk donc takkin moo bëri takkin ñoom xëy na takk benn rek lañ ci xam mais takkin moo bëri ñaata façon bëri na mais li am solo mooy sartu takk ku ca am benn la ngay def léegi nekkatul njaaloo waaye takk googu mën nga ko régulariser ultérieurement ni nga xamee ne ki sa permis réer boo demee dañuy def attestation bu du permis waaye ci en attendant maanaam sëy dafa rëy boo xam ne am day mel ni bomb dana la def loo xam ne sax tayoo da nga gis koo xam ne xaw ma nañ xew ci jigéen ñi déet mais ci góor ñi muy dawal ci misaal bu ko ñëwlee ci oto buñ ko mënee dimbale mu dem ci gannaaw keneen dawal moo gën ndax attanoo ko daane ci guy gi. sëñ bi li ma comprendre damay relance ci loolu balaa ñu fay génn mooy ni nga waxee ni ci sama déggin bu gàtt ak bu suufee maanaam man sañees naa séq as ndaw ci après ca gannaaw ga ma doog a régulariser. waaw ci en attendant ngi daal. bien sûr. en attendant googu nan lay demee. kon kenn njaaloo dagan na sëñ bi. dama ne déedéet njaaloo dañ ko préciser. njaaloo ku góor nga xam dafa violé jigéen moo xam ne dafa am jëkkër moo xam amul jëkkër. kooku atte nañ ko atte. selon que moom am na jabar wala amul jabar mais dama ne sëy il faut mu am fu mu commencé le BAB du sëy yi nga tey mën nga dem. yéeg fleuve Sénégal di dem ba Fuuta Jaloo dem ba fi nga xam ne benn lu toll ni taabal ji ci ndox foofu mooy premier point ci fleuve Sénégal foofa fleuve Sénégal la fay tudde c'est voilà pour le Mekong pour le Nil pour le Niger ainsi de suite donc sëy am na fu mu commencé mais nag kaay su fekkee ne kaay ñu bànnee ko rek la kooku jaaloo la voilà leer na. waaw mais ci mébét bi. waaye kaay ñu sëy. kaay ñu sëy. c'est très différent. léegi ci leeral yi ñuy seetaan. man damay bëgg mbir yi ñu waxee ko ni muy demee pour ñëpp comprendre. maa ngi Maria Diop mii. amees nañ droit. di séq fekk ca mbébét ga man damaa bëgg a takk derrière. ñuy séq nu mu ñu neexee ba mu neex ñu ma dem ci imam Sall mii mu mayee ñu. maanaam lañ doon séq du dara daal ndax régulariser naa ko. maanaam def avant vous laataa ngay takk. yow dafa mel ni ilimaan di da nga ko jox loo xam ne di prérogative loolu du wàllu imaam. non régulariser sëy bi rek laa wax. d'accord waaw ku ne maye ñu dem ci ginnaaw ñu maye. ilimaan du régulariser sëy benn mission rek la am mooy jiite julli gi jëpp dem am ce n'est pas un marié c'est un prêcheur. léegi kon ni ma waxee nii mënees nañ koo def après keneen ku dama ne mu maye ñu. su fekkee ne loolu am na. dafa mel ni tey
naka lañ koy tegtalee maanaam koo xam ne daal dafa ñëw mos ci gerte caafu jàmbur. waaw mooy ñam xaabaab loolu ko ne nattal ma kaas. waaw mooy ñam doog a takk rek. voilà sëy en attendant boobu ngay wax. day am ay ko règles Babacar waxee la kon da ngay goûter avant ngay takk. waaw voilà nga ñëw ñam balaa ngay wax ay mu xayri. des nañ ko tuddee mariage temporaire sax aman wala. mais ni ñu ko tëddee man nee naa la l'islam benn doomu araam rek la reconnaître wala ñaar mooy ki ñu def liaan ñaar yuy sëy ci farata yàlla ko mi nga wax sunu Muhammad benn bés ndaw si ëmb wala mu wasin jëkkër ji ne ko doom ji juruma ko pour préserver dëgëraayu mariage ak it xale bi juddu mën a doon baayam mën a jël santu baayam loolu dañoo ne alwadul xajar maanaam doom li alwadul firaash mooy doom lal baa ko moom borom lal bi mooy borom doom d'accord donc côté boobu amul ci problème ki nga xam ne dañoo leeaat rëbbonte dañu dem ba ca jàkka ji benn cérémonie la boo xam ne dafa gudd pour expliquer ko waaye koo ne sëy bu demee ci rëbbonte doom yi ci juddoo du doon amul benn voie de régularisation donc loolu day am toujours. maanaam sëñ bi sëy en attendant bi ngay wax ñaari góor a jigéen bu nga def day am règle yoo xamante ne daf leen war wala mën nañu ko waxtaanee rek. la nga xamoon muy règle dafa am exception. l'exception conforme toujours la règle. waaye. li fi newoon kenn mënu ko dindi. waaye lañ ca mën a teg. fee génnul ci sëy bi. parce que ki nga ne kaay ñu bànneeku. da nga ko oo ci njaalo mais ki nga ne kaay ñu sëy. da nga koo oo ci yoon. su fekkee nag ne moom dangar ji dafa yéeg lool. bañ moccal ko. donc man Maria Diop bu nit Ameth Ndoye di ko mu ko waxee sànq bu ñëwee ne ma kaay ñu bànneexu loolu ñaaloo la. waaw waaye bu ñëwee ne ma kaay ñu sëy. loolu dagan na. voilà ci kàddu gu kese la daal di tënku. ci wax ji kese maanaam boog c'est juste la parole. àddina bi muy wërngal këpp yëpp ci baatu kese la jógee kon koye ko bu jeex. ndax ñoom ñaar bu ñu koy def day aajee seede ak can wala. wala ci kàddu gi rek doy na. yow xam nga lan mooy atte seede. man damay laaj. ok boo tax ma laaj may est-ce que yow mi indi seede boobu ban statut la am ba ñu xam ñàkk seede lu muy def. man damay laaj comme ni nga ko wax ñoom ñaar. yow du xam nga ne en tant que oustaz du xam nga ne l'imam Malik nee na moom sartul seede pour que sëy am. loolu jàng. waaw jeex na gasi. gasi. maa xamal li nga wax nii dafa bees. Oustaz Dolly laataa may dem ci tos ak nga ñëw ci gaal li mu wax dafa bees. moo tax moo koy laaj. seen waxtaan yéen a àggul ci téere ba. waaw kon àgguma ci ñu koy doog a découvrir kay am na junne ak ñetti téeméeri at. waaw ñun suñu xam-xam tey la koy doog a yëg. d'accord mais dama ne. baax na. xam nga analyse il faut des éléments. ñeenti ponk yi mooy ban bii mooy juboo wax ba juboo mooy consentement mutuel. bu bii amul yeneen yi duñ mën a am. moom laa wax ci benn point man ne il est un point sans lequel point ignorer point aucun point. c'est le point focal. maanaam boog le consentement mutuel entre deux partenaires suffit largement pour qu'ils puissent avoir des rapports sexuels sans pour autant qu'ils ne passent ni à la mosquée ni qu'ils aient des témoins. oui. d'accord leer na naa ñu. waaw am na mais keneen amee question loolu dina man dafa am benn kii bu mu indi sànq xam nga nit ñi léeg-léeg ñu koy laam-laamee. est-ce que nit am na droit boobu comme ni ko gars yi di faral di waxee ñi baal ma ci kàddu gi ñam doo ko takk. loolu lu ci lislaam wax. ah moom kat nee na dagan. déet ban li ma jàng ban te di ko jàngale. mooy mos ci takk la bokk. si. Oustaz Ameth man sama question. benn araf bi rek benn. bàyyi leen ko mu développé mos si doog a takk la bokk. benn araf bi rek da nga ko jàngee de droite à gauche. après nga jàngee ko de gauche à droite.
mais kon oustaz man. na gars yi yàgg nañ maa sonal maanaam nan la ñuy détaillé mu ngeen wax dara. man maa bëgg a wax nii fi mu toll nii. baatu takk ça ne pose pas de problème parce que da nga ko lire droite à gauche. waaye boobu du wax. boo ko dëppee. léegi kon man téye gi ma doon téye sama bopp yëpp. amaana mënoon naa di siq ak samay coro ya ma amaloon consentement. léegi loolu la docteur bëgg a moo wax bëgg a xam mooy doom bu fa sosoo xam nga nee nga taxaguñ ko maanaam l'islam la taxaguñ ko définitivement ci consentement mutuel rek la nekk doom bu fa juddoo dañ koy considérer comme doomu xaram wala dañ koy considérer consentement ci boppam mooy takk soxna si. comme man tey su ma gisoon kenn mu bëgg lu ma ma doon waaw ma ne ko waaw mu ne ma waaw mën nañ daal di seq saa ñu alxayri bi jib alxayri bi mooy affaire bi. mooy le fait que ñu waxtaan daal di d'accord. déedéet. mooy le fait que rapport ñu lii. bu rénkum bi rapport amee sexuel rek bi. waaw rénkum bi mooy rapport bi mooy nouer la relation selon qu'elle est maritale ou que c'est une infraction. léegi docteur bu nekkee foofu ku jigéen ci jànk la bu tëddee foofu noonu sër boobu noonu est-ce que bàjjene am nañ màqaama ñoo jël si ko wala wàcc na wàccul ci alxuraan moom la tardé wala. non man sama question moom dama koy généraliser ma à chaque fois bu ñu gisee suñu papa def sortie par rapport ak yeneen ustaas yi à chaque fois day woroo te ñun li ñu yàgg a jàng dépp ba ñuy nekk xale ba léegi moom bu génnee à chaque fois ñun dañuy gis contraire bi à chaque fois daf ñu yokkoon may laaj problème bi moom waaw te ñëpp nangul nañ ko xam-xamam aussi yan conseil lay jox yeneen ustaas yi nga xamante ni moom njort na ni liñ ñuy jàngal baaxul maanaam problème bi moom la wala ñu ñoom waaw parce que bu fekkee lañ ñu doon jàngal ba léegi ñun saa yu ñu déggee ñuy wax mu furaas daal di xiddeen lay doon luy problème bi moom la tos bëgg dellu leen seen métier mu ne ay journaliste nga xam ku ñëw taxaw di journaliste laa rek tax na nga nekk journaliste professionnel. non voilà affaire bi boobu rek la. maanaam jàng gi moo des. ñi nga ngiru Malick bii. téere yi nga xam ne ñooy fondement bi. amu ci benn mos a ñëw Sénégal. benn mos a ñëw Sénégal. lii ñu fi jàngale c'est des fascicules. Laxdari yu noo sax lu tudd muxtasar xam nga lu muxtasar mooy la mooy gàttal liñ gàttal lool. jusqu'au minimum. kon oustaz yi lu ñu ñu jàngal synthétiser. nii bii ñuy jàng ñoom. ñii di jàng lu ñu ma ko ne fi ñu booy jëlee. jàng bi gën a rëy. mooy xalil bi ñuy wax lawal ak saali. mais dañu bind muxtasar xalil. mooy gàttal bi xalil gàttal. maanaam ba tey ñoom lañ def loolu mooy ponk bi ak risaala. ok te ñooñu bokkuñ sax ci ponk ngër mi. ndax sëñ bi li ngay wax nii pare nga wala bind nga ci téere wala pare nga pour bind ci téere boo xamante ni li ngay wax ci wàllu sëy yëpp ci ngay wax bind naa bëgg naa dugal question internet yi après. maanaam bind ma li ma bëgg bind lépp waaye am na lu mu bind ay téere ngi fi yoo xam ne mën nga ci jënd ci loolu lay wax ci loolu lay am na fi donc kon ay que man en réalité damay rappeler dina leen léegi tribunal mu am benn problème kii magistrat yi wala avocat yi dañuy seet ay doctorat ñoo xam ne ci kii ñu ne leen lañ seetal ndax am na jurisprudence man li may wax jurisprudence waaw jurisprudence parce que man ni ma ko bëgg a laaj mooy donc tey jii d'après ni mu wax nii ñi nga xamante ne xale yi nga xamante ne ñoo toog di ko seetaan ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ak ki ñu bëgganteel te sëyuñu amaana sax seen i waajur yëguñu ko te ñu ngi def rapport sexuel seen biir amuñu ci benn bàkkaar. su fekkee ne consentement mutuel am na pour sëy bu fekkee consentement mutuel am na pour sëy kon fi mu toll nii ñii Du ñuy njaalo. déglu nii tembe nii di ñu seetaat nii te bëggante te wéet yéen ñaar kese bu ngeen amee consentement mën ngeen cee nekk. selon oustaz. gis nga bàyyi leen di détourné waxu jàmm dama ne wax dafa leer naññ. waaw leeralal bu fekkee dama. su fekkee ne sëy leen tax a jaxasoo sëy leen maanaam nan maanaam ngeen donc ci quand sëy ils ont waaw su l'intention de se marier. de se marier. Voilà. man yeggalee ko mooy loo may laajee te yeggalee ko kay yeggal. dama ne est-ce que yow mën nga digal ne leen dee leen jaaloo tu bu leen sëy déedéet. voilà kon nag sëy leen mën leen a ñàkk sëy leen bi gën a oyof am na ñoo xam ne loolu affaire waasu moo tax mënuñ ko def dëgg la. am na ñoo xam ne affaire am moo tax ñu di ko def parce que dañuy waaj amul dara mënul laa yor ak yeneen mais man daal joxe naa benn loo xam ne maa ci uyu pencum yàlla ci loo xam ne li ma ci jublu mooy wàññi njaaloo yokk sëy
docteur des fois ñu gis ni que waa ku nekk di gëf bu yàggee dañuy werante. bëgg naa aja kii après Mia na après oustaz ñëwaat. d'accord docteur des fois dañuy gis ni comme ni ngay wax affaire waaso wala nga gis sa xeebeel ku bëgg jël soxna famille bi xeeb ko nga gis ko jigéen ki taxaw tembe ne ku góor ki xëy na boo ma tëddeewee wala nga biiral ma ngeen baal ma ci kàddu gi di samay waajur dinañ ma la may foofu bu ñu tëddee njaaloo la wala du njaaloo. moo laa bu dee ñoom ñaar waxante nañu ne nañu sëy am na mais sëy boobu ci ñeenti ponk yi benn la ci am mais deuxième ponk bi di sadaax te mooy can ndaw si bu la nee sama can 100 000 la mais may naa la ko wala laajuma la ko de kon mel na ni can dugg na kon deuxième point bi ñëwaat na fekk si premier ñu am ñaari point exactement ñetteel ba li nga xam ne moom la ñuy wax waajuru baay wala ndey jigéen ju xas ba am 18 ans mën nga sëy sans ce consentement aux parents parce que magum jëmm nga parce que loo def yaay wuyu ndax boo sàccee duñu oo sa baay duñu oo sa yaay la ca des c'est la même chose kon ñetteelu point bi mujj leen a fekk mu des benn ñetteelu point bi mujj na leen a fekk waaw ba mu defee ndànk rek ba muy xalaat nga ne baraj rek non dama bëgg di la sosal ay ca sëñ bi ñes man kañ dama laa dama ne ñeenti ponk yi can mën na ñàkk nekk sax matériel rien que yow mii kat kii bu dee moom mooy ki lay ñaan am na xam-xamu laxdari yu nga may ko ñu may la ko pour li mu moo ko laxdari yu wala nga leble ko can ci ngiru Maalik mën nañ ko leb 40 ans waaye 40 ans keng boo mottaliwul can gi wala nga joxe ko sëy bi day tas dégg nga ngir yi ñeent la Abu Hanifata moom dafa dàq kii xam nga Malik moom dafa ne ay témoin mën naa ñàkk Abu Hanifata ne li ñuy wax waliyu maanaam kilifa mën naa ñàkk te fa mu ko teg mu ne jigéen ñi am na ci ñoo xam ne ay li ngeen daan dégg dañu am seeni jaam yoo xam ne ñoo leen moom mu ne ndax jigéen yoo xam ne gor la mën naa maye jigéen joo xam ne jaam la te moom jaama ñu ne ko waaw moom Maalik mu ne moom boo xamante mu ne leen kenn mënta maye ndigal jàmbur te mënoo maye sa bos waaw xam ngeen ndigal yi li mu tekki nag mënu maa yegg yi fenn loolu question bi ma ciy laaj li nga ni mën nañ maye jigéen bu xësee mesure 18 ans nga wax te du ci am ndigalu way juróom naka lañ defee xadis bi suñu yaay Aïcha nett li ñu ay moom raatin nukihat bi xayri isni waliha fa nikaahuha baatilun ba muy ñetti yoon. waaw loolu mën naa am su fekkee ne jigéen ji mineur la parce que dafa am jànq yoo xam ne ay jeeg lañ atte jeeg lañ am jeeg yoo xam ne atte jànq lañ am jigéen ji ëmb taaw mu jël ko à 9 ans deuxième doomam mu jël ko à 11 ans troisième doomam mu jël ko à 12 ans mën naa ànd ak doom yi di fo mais ba tey mënul maye boppam parce que ñoom fi ñuy daanoo ñoom mooy jigéen ñi nga xam ne gis na mbërëg wala góor goo xam ne gis na meew ainsi de suite yooyu ay tegtal la mais yàlla xel yi la visé moom téere boobu moo xam ne fascicule la ñu koy jàngale ci Ibnu Ashir mi ngi koy wax mu ne bi demin aw xamli alayhi Muhammad aw bi maniyin aw bi inbaati shaar aw bi 18 ans yaa ngoog xayloon dahar maanaam ñii dañu ne comme gis na jigéen ji gis na mbaax rek bay boo sax bu am 10 ans mën naa sëyi parce que bokk na jëkkër a ngi mën a doomam mais c'est pas tout à fait vrai bëgg naa laaj tamit tas yu bari yi ci suñu réew tas yu bari yi suñu réew mi naka nga ko gisee maam sëy yu bari di tas bëggoon naa balaa ñuy jénn ponk bi di dugg ci beneen ponk ma may internet yi nga xamante ne nii seen i laaj dafa aju ci lool ñoom ñëpp sax daanaka ñoo bokk laaj Mouhamed Rasoul Gueye Rasoul mi nekkoon fii ci kër gi ak Yacine Sy ak mboole mi internet yi Sadikh Ndiaye ñoom ñëpp lu ñuy laaj mooy ci wàll wi nga waxee léegi nag l'islam lan la wax ci njaaloo lan mooy définition njaaloo ci l'islam selon les internautes njaaloo
mooy ñu ne kaa ñaar ñu mag ñu ne kaay leen ñu bànneex sëy ala bànneexu rek bañ a wax waxi sëy. waaw waxu sëy tout se noue autour d'eux. mi ngi aju ci plaisir autour d'eux. kon mi ngi aju ci yéene ji rek. mi ngi aju ci yéene ji am rek bi ñu koy def. xam nga tey boo demoon ci benn restaurant en tout cas ci ma xam Europe ak yooyu nga commande boo toogee de damaa yàkkam dama jot coup de fil damay dem ñi dañ leen da ngay fay door a dem sa àtte mooy ku lekk-lekk gi ñëw nag toog na tere nga keneen mu toog fi te yow defoo fi dara maanaam il faut ñu comprendre ni lii ñu leen di jàngal noonu la mais am na yeneeni façon docteur da jàkkaarloog yow am luy métti sa biir bi mu ne opérer rek mais beneen docteur dana leen noo piqûre mu la piqûre lii ak lii nga wér am na koo xam ne ay comprimé la lay jox am na koo xam ne suppositoire la lay jox mais fajit yu bokkul la mais dama ne li ngeen am bii moo ci gën a ànd ak suñu jamono sëy day yomb tellement que njaaloo dafay jafe ñu ne nag non nañ nekk ci li nekkoon bés bu ne doomu aadama bi gën a bëri ay ca bismillah léegi Yacine si ba tey moom nee na ndax kon da nga bëgg a wax ne njaaloo amul ñàkk a waxtaan moo am. peut-être mën na ko waxee noonu mais man li ma wax daal yoonu njaaloo may kaay ñu bànneex ñàkk njaaloo may kaay ñu sëy donc ñeenti tànk yi bu ci benn duggee rek yow kenn mënut laa atte njaaloo te mooy pilier bi ci ëpp solo. pilier bi ci am bu solo ñëwul yeneen voilà te ñeenti pilier yi bu ci ne am na ci ñaar yoo xam ne bu ci ne benn bërëm ngir génne na ko comme ça Imam Malik ci seede Abu Hanifa ci kilifa fii nag ci Sénégal dañuy tuddee kilifa ku ko doonul danañ mais magum jëm par exemple général jigéen ñi xam ne général la jiite ay junne góor kooku ni mu ñooñu bu leen ne dee leen dañuy dee donc kooku mënoo jël atteem ak koo xam ne xamoon na jor ak càmmoñ Abu Hanifa nag fi mu ko teg dafa ne ki nga xam ne bu jaayee mu dog maanaam tey bu moomee immeuble bi mën na koo jaay mais xanaa xamoo ko amul 18 ans bu ñëwoon ci notaire bëgg ñu pour ñu jaay ko immeuble bi du ko def parce que kii mineur la le mineur est considéré comme étant sans volonté volonté am tuteur moo koy exercer man nag li ma la wax la ngeen xamoon noonu la bu ngeen bëggee loo xam ne dinañ soreel ak njaaloo bii moom mujj wax ci la bokk. waaw alors man li ma bëggoon a laajte rek mooy dañuy ñëw sànq nga ne ñaari nit bu nekkee am nañ waxante nañ ci kaw ñu bëgg a sëy loolu njaaloo nekku fa te ñun ci li ñu jot a xam peut-être comme ni ñu ko waxee am na ñoo xamante ne xamuñu yenn niveau yeeg yooyu noonu ñun fii lan la ñuy wax jigéen da ngay téye sa bopp góor da ngay téye sa bopp ba ñu leen di maye maanaam ci jàkka ak yooyu noonu parce que ñun fii noonu lañ ko xamee Sénégal may laajte rek yow loolu lan nga ci mën a wax. ak aussi ban plus ma li nga xamoon Sénégal baax na. bu la neexee yokk ci bi ma wax. bu la neexee bañ ko ci yokk. voilà loolu laay wax. yéen yi kii la rek benn information la. vous avez plus de droits que vous ne savez. par exemple nit ñëw na wàcc aéroport walisam réer ñëw mu dem laaj tool ana waliso mais lii baax mooy ne dem laaj ko compagnie bi elle est responsable et et cetera ñu jël ko jël carte d'identité joxe jël téléphone am bu wali su fee ñu ne kaay sa wali mais am nañu renonce même am na ñoo xam ne seen mbokk dañ koy rey ci oto wala accident wala dara ñu war a dem assurance mu fay leen ñu ne man du ma lekk deret te loolu du lekk deret parce que lu ko noonu duñ ko santaane ne ko rey nit na fay nangam téeméeri gineem wala leneen ak leneen man li ma wax du ndiwul li fi ne waaye daf koy rokkos te bu doon 100% par exemple ci li nga wax maanaam bu nekkee 20% 60 bi ci côté bële na leen loolu lan nga koy jàngatee. lan la 60 ak 20. maanaam tey li nga jot a expliqué ne ñaari mag mun nañu sekk. ci kaw ñu am yéene pour dem sëyi ji. waaw te fii nii. du nekk yéene dañ koy exprimer. voilà. ñu wax ko rek daal. da nga koy wax ne ko soxna si. man de boo d'accordee bëgg naa laa takk fii ñu taxaw. mu ne la may naa la sama bopp.
léegi nag su fekkee ne da ngeen a bëgg da ngeen a bëgg approfondir xam nga wax naa fi affaire yi SMS yàgg na. oustaz yëpp ne mukk ñoom ñëpp ñu ngi koy takkee léegi. ah bon. dañ cee xam ñu koy def. man foofu ci takk ñu ngi ciy fase. man ci foofu sax laa bëggoon. waxoon naa daaw may ko mu développé. waxoon naa daaw ne dogee sa jabar dagan na. yooyu yëpp dinañ ko waaw développé. fóonanteeg moom ba ci ko weeru koor dagan na du yàq ci koor gi dara. en fait doo yëg sa bopp rek. léegi dama bëgg a jëlaat ñaari question extérieures yi ñu ñëwaat ci plateau bi ñaari question extérieures rek balaa ñu génn ci thème bi. bokk na ci keroog kilifa gi ñu dalaloon fii. mu wax ne ci alxuraan dañ ñu xamal ne mën nañ takk ñaar ba ñeent waaye kenn waxuñu ñu yem ci ñeent ndax kon góor yow partagé nga xam-xam boobu góor mën naa takk lu ëpp fukki jabar wala ñaar fukk wala fanweer. waaw ci sart rek. ñu nekk ay su tegoo ci yoon rek déedéet ñu nekk ay jaariyatu. maanaam. wax ko luy jaariyatu. yaa invité déedéet man maa la wax ne. yaa invité bi kay wax ko rek. déet kon oustaz kii ñoo dëkk kon ma laaj ko man yow laa ko laaj. moom la yow la laaj. docteur kii maag moom a dëkk kon ma laaj ko man kañ yow laa laaj. ok yow la choisir. dama nii kañ yaa ma doy. ci lislaam dafa am ñaari xeeti jigéen. jigéen joo xam ne marchandise la day jaay. ku ko jënd. lu la neex def ci. waaye bu juree doom yaa ko jur. dafa li mu dendal fi mu ne nii ci code de la famille mooy nga xam dafa signé monogamie ba pare mu wëlbatiku am takk jeneen jabar am ca doom jabar jooje du ko donn parce que dafa moom moo opté woon pour kii mais doom je bu ko reconnaître dina donn loolu rek la amul leen te teewu koo nekk jabar yi du doon waaye teewu koo nekk jabar. su fekkee ne jaxasoo mooy jabar de am na ba pare. waaw ndax kon doom ju beneen bi après ma jox waa plateau bi moom mooy dafa junjoon ne ñi nga xamante ne nii ay doomi njaaloo lañ. am na sax boroom xam-xam yu wax ne duñu dugg àjjana ndax loolu yow loolu ci xalaat. non xam nga ne loolu tax gàtt àll bot yàlla ci alxuraan génneel ko laaya bi laa taziru waaziratun wizra uxra maanaam kenn du sàcc ñu tëj keneen kenn ku ne sa jëf c'est personnel autant kii ma ne autant ñii njaaloo nañ autant doom ji il est innocent il n'a rien fait kooku mënuñ koo xañ dara mën na jiite juma. waaw. L'enfant n'a pas demandé à naître. Ah? Mais l'enfant n'a pas demandé à naître. Effectivement. Mais l'enfant a toujours un statut selon l'islam. Parce que li ñu koy teg dafa bëri. am ñoo xam ne nee nañ du doon su fekkee ne ki nga xam ne moom moo ëmbal yaayam. mais mën na koo doon la. par voie testamentaire. jullit bu ne am nga droit xaaj sa alal ñetti xaaj. benn bi yàlla may na la ku la neex nga may ci. waaye doo ci may ku lay doon waaye sa bàjjan du la doon nga may ko ci sa ancienne jabar man nga ko cee may wala sa yaayu doom ak ñeneen ak ñoo xam ne jotewu leen dara yàlla lim na leen mi ngi ci alxuraan mais dafa doy pour ñu ne lii ñu fi daan def rek looloo baax ci loolu la ñuy wéy maye bi ñu def ci jàkka ci église ba mooy cosaan li parce que ci église amuloo droit sëy fudul église te prêtre bi mooy taxaw séyale leen or que ci ñun même fii ñu toog sax léegi labatante mën na fi am temps publicité bi rek ku góor kii wala ku góor kële waxante kenn ki ba takk ko loolu ci lislaam rek la am man sama question xam naa doy ñëwaat comme léegi-léegi ni nga ko waxee rek comme autant waxoon nga fi ñuy takkee par SMS oustaz yu bëri bañoon ko te léegi ñu ngi koy def waaw te fan yi déet fóonu weeru koor yi daaw bañoon nañ daaw ren nangu nañ ko ku ci ne ba nga demee ba sa néeg sa jabar lañ fóon ma maa du ma togg ndox waaw man foofu laay ñëwaat comme ñun dañoo nekk ñoo xamante ni peut-être jeunesse su léegi peut-être du ñu am temps ñu ci ëpp ci réseaux sociaux bi la ñuy jàngee ñu ci mel ni kilifa yu mel ni yéen ngeen di génn di ñu wax bu kii di génn fii di ñu wax kee tamit di génn di ñu wax leneen ko ci mel ni yow ak suñu papa Iran nga xamante ni dañ leen di suivre te dañ leen déglu à chaque fois ñuy gis seen i wax di woroo ba léeg-léeg muy jur yenn coow yi may laaj lan moo nekk seen problème seen diggante yéen ñaar est-ce que doon woon gën a rafet ngeen rafetal ko comme ñun ñuy ndaw ñu mën cee jàng
li nga wax ni ce n'est pas ça fait partie des questions débiles que je n'aime pas tellement. nga doo ci tontu. amul ça n'a pas de sens. coow li maanaam. non dama ne question débile du ma ko tontu. d'accord du jàngeen France. xam nga luy débile. ci la bokk. waaw man dama bëggoon parce que daaw waxoon na mu ne maanaam comme dogee lañ koy wax. dogee sa soxna. waaw xanaa fu dogee dagane moom xanaa kun xëddee war na dagan wala. waaw. xëddee dékkee añee reere yi. nga bu ko añee sëñ bi ñas dootul am koor. lan ci digg bëccëg gi bu ko dama wax añee. ne weeru koor. Ok mën na koo añee. bu ndékki amee. waaw. mu ndékkee ko. waaw bu añ amee. njogonal sax bu la neexee ndax maanaam mën naa wax allahumma la ko sumtu ba mu jeex rek mu songu jabar ji ndox. boo muy jiitu allahumma. ci xëdd gi nag kon balaa ñuy. xëdd gi waaw loolu waaw loolu. sëñ bi ma leen laajal mooy sëy yi nga fi wax ci wàllum TikTok ak ay message SMS yi ndax yow mas nga cee takkale kenn sëy bu mel noonu mas nga témoin daal sëy bu mel noonu wala nga gis sëy bu mel noonu. bëri na réew yi mu nekk sax ba naa la jox léegi ay lien rek boo ko yëpp da nga ko gis. mas nga ko gis fii ci Sénégal. Sénégal la wax dëgg yàlla man li may génn bëriwul. merci beaucoup soxna yi da ngeen am question da ngeen am waaw man papa li ma ko bëggoon a laaj mooy en général bu ñuy jàngal dañ naan waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñuy topp waxu yonent bi lii la yonent bi jàngale lii la yonent bi jàngale est-ce que li ngay wax ni yonent bi tamit dakaa wax. waaw yàlla sax moo ko wax. mu ngi lan mooy indi problème mu par exemple interprétation wu li nga xamante ne mooy religion bi parce que da ngay dégg kii wax lii nga dégg kële wax la lee dafay nekk problème mu xam-xam wala boog problème mu niveau lan moo xew exactement ndax ñun ñi nga xamante ne dañuy jug bëgg maanaam diine ji léegi dafa nekk benn marché. am na ñuy tuddee seen bopp oustaz ci la ñuy dund am na ci ñoo xam naa ay tur ci li takkee jabar yaa may daane yi ñuy wax ne téléphone yooyu yëpp ay kii la rek dégg nga dafa nekk un commerce où waa ji boo ko bëggee tere li nga xam ne moom lay am léegi sax dañ ko def mod wax ci ñu mën a wax rek dañuy indi benn ko wax ne oustaz la mu daal di waaw nangam ak nangam ak ci nangam mais c'est côté commercial boobu yéen au lieu ngeen dénoncer ko yéen da ngeen koy xam ba te y a parmi eux y a trop d'ignare l'ignare ne peut guider personne. sëñ bi li nga fi wax ci xam-xam yi nii est-ce que am na koo ko partagé ci Sénégal borom xam-xam. oui donc question débile la. waa nag ci commentaire yi docteur baal ma naan oustaz ci commentaire yi ñoom ñëpp parce que bëggoon naa nga leeralal leen balaa ñuy def parce que yow sof nga waxoon maanaam la ñu xamoon ñu sof ci li nga wax tey waaye ñu ci bari fi mu toll ni ñu ngi naan seen oustaz yi dañ leen a teg dil ndeke waxuñu leen woon li am loo leen di wax leeralal leen nga bari na ci de. ñoo xam ne seen oustaz da leen a teg dil bari na ci mën naa la wax fii koo xam ne am na benn banque affaire kii ndaw si naan ko yaa may daaneel de ba mujj mu daaneel ko ba pare di séddoog moom solde dama ne loo xam ne dañ ci takk jabar am ñi dem ci Màkka dem ci Umra dem ci France dem ci Amérique ñu toujours ñi la Orange Money di la Western Union mais loolu mënoo ko ñàkk def mais man li may wax ku bëgg rek mën naa la jox lien nga xool ci ngir yëpp ba bërki démb ci misaal man wax jooju man waxuma ko mais Cheikh Al Azhar nga xam c'est une référence mondiale pour l'islam seet leen ko googliser leen ko Cheikh Al Azhar firi na ca université Al Azhar ne naankatu sàngara bi su fekkee ne dafa dogee sàngara si ndax am na koor wala amul koor moom mu ne am na koor mu ne parce que bàkkaar bi bokkul la jaamu bi donc ñun li ñuy expliquer comme daaw bi ma waxee ni nit ki mën naa dogee jabaram mën na koo foon diggu bëccëg mais ñi ko waxoon daaw waxatuñ ko parce que dem nañ ba ci biir xam ne seen nañ ci yax bi fi foofu la fekk yàlla dafa yombal yónni ci moom ne yassiru wala tu'assiru yombalal leen te bu leen jafeel tey jii am na boo defaloon tey aw ni benn comité juma am na ci man gis naa ko personnellement ñu bala ñoo def tabax juma yi dinañ defal morgue ba pare parce que morgue bi mooy assurer le côté commercial boo amee néew indi ñu la xam heure ñetti téeméer wala guddi gi juróom-ñaari junni
ñu am ñu muy dundal loolu la maanaam la ngeen xumoo jël leen ci teg ci lii te xam ne loolu rek nekk ko fi. merci beaucoup jërëjëf kenn ci oustaz yi muy oustaz Makhtar Sarr ñu dem xooli ji tey xadis du jour bi mu ñu indil comme chaque jour ñu koy defee ci jotaayu mbégte koor di fàttali ne suñu gan moom mooy docteur Ahmad Khalifa Niass tey moom lañ dalal ci mbégte koor muy am ci plateforme digitale yu Seneweb bi di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi ànd ak ñun léegi-léegi ñu ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa